This is a village called Ngane in Senegal, where I was born. It's not far from Kaolack. It's the capital of the region of Sine Saloum. I'm going to introduce my small village in Senegal, Ngane. tey naa dajale rek. ah. jël gerte rek. ah. da nga ñëw daal pour daal gerte gi daal. waaw am ci loo xam ne da nga ko ci mën a def daal. waaw ba xale yi làkk ci. waaw waa kër làkk ci. waaw sama papa làkk ci. waaw nga xam naa liggéey bu métti la ci daal. yow métti la ah. yow métti la. métti na trop métti na trop métti na trop métti na trop xam naa su ñu amoon yeneen jumtukaay daal dina gën a baax daal. waaw waaw. ah kon liggéey bi wàññeeku daal. waaw. mun na mbaxal. mun na maafe. ñeex. yooyu. waaw mbéy mi nag ñoo gisee métti na ci yéen de. ñoom mbéy métti na trop. mbéy moom métti na. métti na de. métti na loolu loolu. te yéen da ngeen di béy ñetti weer di ci juróom-ñeenti weer. voilà loolu métti na de foofu. trop métti na trop nag métti na trop. te am nañu ñu yoo xam ne mën na leen dimbali dara. waaw loolu la. loolu xam naa su ngeen ko amoon na baax trop daal dina baax. loolu daal duñ ko amoon. ah baax baax gën a kontaan ci mbéy mi. ci loolu bu baax a baax a baax. ci la ñuy dund. la ñuy dund. mbéy mi daal ci la ñuy dund li ñuy fay moom la ñuy dundee ko. voilà dimbal bi daal mooy ay jumtukaay la ay machine ay fas ay engrais tout ça loo xam ne daal boo ko defee ci li ngay ji nga mën cee am dara mais amoo doole moyen bi donc béykat boo amul moyen rek amul dara parce que ñun lii lañ yaakaar mbéy mii lañ yaakaar ci la ñuy dund mënuñ ci dund ci suñu poos mbéy mii lañ mën a yaakaar ñu ñuy dimbali parce que mbéy mi ñun bañ juddoo ba tey moom lañ xam moom la ñuy dund donc ñun bu amoon ndimbal dina baax ci ñun bu ko defee année bu nekk danañ mën a récolter loo xam ne dana def ak ñun 9 mois yoo xam ne du jeex donc duñ jënd leneen mais ñun dañuy béy ba pare ñu jënd ko prix boo xam ne baaxul ñun ñi koy béy ñun daanaka duñ ko utiliser ñi nga xam ne duñ béy ñoo koy utiliser te ñoom liñ koy jëndee baaxul donc ñun dañuy béy balaa année béy dellusiwaat ñun dañuy obligé di jëndaat lu ñuy dundee parce que ñoom liñ koy jëndee baaxul béy ba pare nag ak mbéy ni ñu méttee dans 3 mois ba 4 mois nga nekk ci àll bi ci naaj bi tàng bi di def lu nekk di béy dugub béy mboq béy gerte ba si fii ak leneen te yow mënoo cee utiliser 9 mois yi loolu dafa métti donc ñun buñ sañoon danañ am jumtukaay yoo xam ne nii danañ mën at bi boo at bi del si duñ jënd dara ci li ñuy béy ci la ñuy el di dundee ba nawet bi di ñëwaat moom moo nekk loo xam ne mooy suñu problème.
dimbale foo xam ne man rek mën a woon a liggéey sama tool moom moo tax mais tamit ma def kan lay kattan tegaleen ay ñuy ay soo paree joxoon ataaya ñu koy seen ataaya bi ataaya lii nag mënu ma leen gërëm mënu ma leen a fay yàlla dong moo leen mën a fay ndax kii mu ngi jógee bo ngolo moo ko ko di leen jógee si xor bi rek liggéey boobu mën a ko tëma mën a am santaane fii nii ma dimbale moo la def bàyyi liggéeyam yëpp ñëw jàppale ma si sama liggéey su ko neexoon nag du ñëw lii nag la dëkkandoo mu nag dëkkandoo mu nag su leen neexoon ñu toog na am ñoo xam ne ñu bëri waxoon naa ñu ñëw ñu nga toog fële seen ataaya ñii rek ñoo ma si nangu dimbale moo tax may tam aw ma dara nag ma defal leen nga xam ne moo war a leen maa leen di gërëm nag ceeb dafa neex ceeb neex na de. ceeb dafa neex. le riz est bon. Très bon. léegi nag su ma jëlee sama dugub yóbbu gàdde ko fa ma koy gàdde jeex na léegi nag la ko defati mais moo def moo xam ne boo xam ne organisé ba mun seet dund loo xam ne dañ dem ba ñu ne nit ñaa ngay jëriñ ci su ma ko jëlee nag yóbbu ko ko sa kër ga pare naa ko man duma bëj moom mooy bëj mooy sox mooy wol mooy def lépp lii daa man lii laa xam liggéey ko ba mu baax ma defar ba mu baax yóbbu ko defar ko ba mu baax ne ko nag mu ngi noonu soo ko yàqee ñun coono la ñuy nekk soo defaree duñ nekk coono
nga ci kon nag di root pare nga ubbi marka bi ñu ñëw nga door a commencé di root waaw roose bi nga koy demee nag balaa ngay roose nag da ngay ji booy ji ndox da ngay def pax yi bu mu xool nga def ko xasa wala lu mel ne da def activé daal nga jëkk a def ci pax pare nga door a ji ndox boo ko roose ba pare nga door a ji ndox boo ji ndox nag day gaaw a mat loolu kon nga ko def ci paas boo gis ci paas kan pour ndax yi doo waaw lii daal mooy kaani bi. waaw lii mooy kaani bi xanaa taraanga bi nekk ci biir maanaam tamaate bi waaw dañu ci jaxatoo waaye ñaari kaas rek la waaw fi mu nekk daal yaakaar naa daal su fekkoon ne am nga yeneen njëgtuwaay yoo xam ne dara fi mu nekk nii su fekkoon ne am na yeneen njëgtuwaay yoo xam ne dina permettre yow nga jël sëgg di rek ci mbaasam yi mbaa ngay fëy ñu jënd ñu machine boo xam ne ay pompe la soo ko fa yaakaar naa soo ko amoon daal liggéey bi ci dana gën a naat daal. jumtukaay yu mel noonu da ngay liggéey bu baax liggéey bu gaaw ko doo sonn waaye dañu moom xale bi ma jàpp moom mënu maa liggéey bu bari waaw kooku moom machine daal pompe daal moo gën a gaaw. loolu daal moo gën a loolu daal mooy gën a faasa fi mu ne nii daal. moom kay bu ma ko amee moom. dëgg la dëgg la xeexal liggéey te da nga mën a liggéey lu bëri. te dana wàññi coono. waaw coono bi day wàññi ci yow. waaw moom dana wàññi ci yow. te li ngay produit aussi mën na am mu gën a bëri aussi daal. waaw. comme ci quantité bi ngay am nii boo amoon machine. quantité bi nga ko ëpp daal. dana engrais bi yëpp mën naa ko liggéey. waaw moom mën naa ko liggéey yàlla ndax boo gisee li ma liggéey nii bu dee machine kay di pompe di ndox bi nii wax dëgg mën naa liggéey li waaw man rek kay bu dee daan tax xalxa rek di rot sotti ci taasi kaane voilà ñu dem ko machine bu fekkoon ne mënoon nga am raccord yoo xam ne mën nga ci dugal ci bassin bi nga di ci roose waaw kon noonu nga liggéey lu bari daal. kon jërëjëf daal su nekk sax xam naa ne daal suñu béykat yi daal nañu dégg loolu daal bu soobee kii may. waaw ñu xool aussi naka la ñu dimbali ci loolu daal. waaw ba seen liggéey jëm kanam. waaw jërëjëf. loolu moom yàlla moom mën na tax liggéey bi ñu ko yëg te doo toog. jërëjëf ndax coono moom baax na ci xale waaye baaxul ci mag. waaw mag moom xanaa liggéey xale waaye amatul doole kattan bi war a liggéey lu bëri waaw loolu daal laa gis fekkoon yàlla mën na ma mën na xam dina gën a liggéey lu bëri waaw daal laa gis boo xamoon daal coono bi nga gis bu baax vraiment neex na trop ndax vraiment yaa ngi dégg yaa ngi gis ci bii bu baax daal di nooyi oxygène bu baax mais man dama contre nga jóge fii ngaan di déplacé wu di dem Dakar daal comme ça def affaire exode rural village bi daal moom vraiment ñun jeunes yi ñoo ko mën a développé daal ndax suñ toogee fii liggéey jéem a investir def ci dëkk bi dina développé daal mais moo gën buñ amee dem ci yeneen dem Dakar di fa vivre bàyyi sa village natal daal loolu daal moom pour man c'est pas bon daal pour man ñu ñëw ci village bi jéem see investir mooy le minimum. bon man moom sama vision ci wax yooyu lu simple la comme olof yi li ñuy wax rek bay sa weewu tànk ba tey bi dama jàpp ne ñi di am seen alal di amul xaalis yu bëri di dem di ko investir Dakar te ñu dëkk fii dëgg la Dakar moom lañ am mënuñ faa ñàkk dem mais je crois que balaa ñoo dem aussi ça serait
beaucoup mieux quoi pour ñu am benn affaire yoo xamante ne dinañ ko réaliser bi pour jeunes yi boobu ñoom en personne ñu mën see gis seen bopp parce que comme tubaab yi ñu ngi koy faral di waxee rek il ne faut pas changer le pays ni de quartier ni de village doit toujours œuvrer pour changer ce pays soo demee ba xam exact yow doon ngaanuwaa bi ni mënoo ko changer pour man da nga war a def kéem lay kattan di yëngu ci luy jëmale ngaan kanam mais man d'accord ma daal à ce que tey jii jeune bi commencé dem ba yàlla xewalee la benn wërsëg yi nga gàddu affaire boobu dem loger Dakar affaire yooyu dinañ dem ba toll benn moment bi nga xamante ne dëkk yi aussi dinañ jéem dëkk yi aussi dinañ jéem Dakar bu mooy loolu bu dëkk la xamante ne ñu ko fa dëkk wuutu gaay la gaay dañ koy ñëw rek sàkku jubóo sëg daal affaire yooyu soo demee Bambouss nii pour man yoon la daal nga dellu si waat ci nga xamante ne bu nga juddoo yaroo ko màggee fa investir foofu pour say rakk yi nga xamante ne ñu ngi nekkoon foofu jéemoo dund ci affaire yooyu te yaakaar naa aussi gone lépp lu mu gis mag di ko defee day jàpp ne lu kii la pour ñu gën cee mën a tàggat yooyu aussi pour man daal moom mooy loolu vision bi ma am bi daal mooy loolu avant que ñoo dem Dakar daal nañ toog defaraale suñu dëkk quoi xeex à ce que dëkk bi développé suñ demee ba am loolu suñu biir gox nag su boobaa fu ñu neex mën nañ ko def waaw dañuy leer na dañuy xam dëkk bi mooy loolu mettre nañ ko dans de très bonnes conditions. dinañ am jumtukaay boo xamante ci la ñu mën di jàpp dañuy jàppale ñu mën di ko buddi te duñ ci am coono bu métti bi ñu di ko defaral di ko toppatoo ba na mu gën a waree kon bu boobaa duñ ci am coono bëgg nañ nag ñoo xam ne dañu ciy jàppale ñu mel ni ñoom Papa Abou ndax ñoom ñuy jàppale dëkk bi lañ ñoom Papa Abou nit ñi baax lañ ñuy dimbale béykat yi lañ léegi su ko defee dañuy bëgg ñoo xamante dañuy ciy jàppale ci wàllum ci kaw toujours wax ci kaw ci kaw mu dem waaw ñu ñëw fii Dóor Suwaar benn dëkk bi ñuy wax ñu ngi jógee Kaolack ñëw fii si benn dëkk bi ñuy wax Gaan Ndiogu gannaaw Sane Bamba ñëw fii si benn kër toog bu ñuy wax Cheikh Bamba Diop ku doon nit ko xam ne ku baax nit ku leer nit ku yaatu waaw nit koo xam ne daal oyof na oyof boo xam ne daal ñun mënuñu wax fu ñu commencé te mënuñu wax fu ñu jeexee ànd fekk sumay équipe sumay booy yu leer booy yu ma jox cër ñoom ñoo toog nii lu ko dalee seen grand ci pressement moom ñoo fowandoo daal ñii yëpp sumay booy lañ booy yi moom suma kanam lañ ko doon ay apprenti yoo xam ne booy yu mu déggal lañ fii amul patron amul apprenti ñun ñëpp benn lañ te boo ñëw suñu biir sax boo laajtee mënoo xam kan mooy patron beeg kan mooy apprenti waaw lépp nag yar lañ ma won daal te yëpp yemuñ ci benn chantier bi ay chantier la ñuy dóor fu ne la ñuy dem dëkk ak dëkk la ñuy dem fu nañ taal ci àll bi la ñuy dem di liggéey ay chantier yoo xam ne macha allah bu ñu liggéey gars yi koy apprécier te yaakaar naa nag fi ñu joom yi dëkk bi képp ku fi ñëw teg tànkam rek gis liggéey bi nga xam ne nii liggéey bu nice la liggéey bu set waaw kenn jaaru fi daal di ko critiquer daal waaw te yow tamit nga ñëw xam nga yaatal ñu daral ñu wanoon ñu benn genre yoo xam ne ñëwoon ñu jaay affaire ne carrément réew ma laa jóge wala nii laa mel affaire yooyu xam nga da nga ñëw oyof toog di détaillé ñun di wax ak ñun lépp loo xam ne lu ñu soxla suba ba jëm soo yaa ngi ciy dox yaa ngi ciy wax lépp lu naaj yaa ngi koy conseillé kon tamit ñun amul daal loolu delloo njukkal di la jaajëfal di la ñaanal gudd fan ak wér waaw yaa xam daal lépp lu ñu bëgg ci sa dund lépp laa yàlla may la ko daal loolu may ñaanal yëpp tam di ñaanal sumay apprenti yàlla def leen ay mag ñoo tam ñu toog dem ba ni ma may koy mu may ko toog bay dirigé loolu laa leen di ñaanal moom ñëpp waaw ku fi génn tam génnee sa métier bu naaj loxo bu set waaw fu ñu liggéey ñëpp apprécié comme ni ma def ba téye leen daal de temps en xool bi loolu wéccal laa ci bëgg Ni ma
ngaan bañ ko créé léegi boobu ak léegi boo calculé moom na ñetti téeméeri ak fanweeri at ak ñett boo njëkkoon a sanc mu ngi tuddoon Njoogu Njaay mu ngi dëkkoon Séli après léegi soo maam Waly Mbodj remplacé ko Waly Mbodj ak Papa Ndiaye Ndéné Njoogu ñoo àndoon depuis Mbodj mais Babacar Ndéné moo juróon Papa Ndiaye Ndéné Babacar Ndéné ça ne veut pas dire que chef de canton la woon mais ça ne veut pas dire que par exemple xare moo ko mayoon mu nekk chef de canton Joogu Gandiaye seulement dafa xereñoon ci tubaab bi tabax raay bi diggante Dakar Saint-Louis daf ko jëloon moom moo tracé raay bi Dakar Ndar jamono yi mu ànd ak suma maam Waly Mbodj bi ñu àndee ay xarit lañu woon ay doomu ndey bi ñu àndee bi ñu demee ba Ndar tubaab bi xool ne waa fii Babacar Ndéné liggéey na liggéey bi mujj ayib mu ne léegi daf koo jox cadeau comme récompense mu ne ko loo bëgg mu ne nga def ma chef de canton Joogu Gandiaye mu def ko chef de canton Joogu Gandiaye jamono yooyu nag mu ne ko duma fi bàyyi ma fay kii di suma doom de suma xarit Waly Mbodj boobu mu ngi jógee Djilor ñu ànd ñëw Ngooj mais Babacar Ndéné jamono yooyu bi mu jàppee nit yi di leen def jaam di leen nay dóor dina nay noot sama maam Waly Mbodj mënul ko muñ parce que nit diine la woon mu ne ko léegi Babacar Ndéné nga damay dem benn dëkk fi nga dagal ma fa ma dëkk fa mu dagal ko fii à une distance de 3 kilomètres de Ngooj mu dagal ko ñu ko Ngaanu Njoogu bi fi maam Waly Mbodj ñëw fekk si Njoogu ñu ànd boo ci kanam Njoogu gaañu maam Waly Mbodj jël pouvoir maanaam jël dëkk bi Waly Mbodj bi mu gaañu Duudu Mbodj jël Duudu Mbodj bi mu gaañu Amady Kani ak Barka Mbodj ñoo bokk benn ndey parce que seeni moo leen jur seeni moo jur Amady Kani ak Barka Awa moo jur Sadak mun ay seex la seeni ak Awa seeni moo jur Amady mooy mag Barka toog Awa moo juroon Sadaga bi ne ba ci ba def noonu bi nga xam ne par exemple Barka ñëw waa Duudu Mbodj ñëw na fi bi mu gaañoo ñu jox dëkk bi Sadaga bi ne ba Sadaga yor ko ab diir bi mu gaañoo léegi njaak bu ñuy wax Njaak Njaay dal jóge fii dem Gàmbul fekk fa ku ñuy wax Njoogu Njaay ne ko ñu wax Amady Kani gaañu na te Barka amul jot mu ngi liggéey li ñaan léegi dañoo bëgg dëkk bi nga jox ko Njoogu noonu la Papa Ndiaye Ndéné dem jox ko bu Njoogu ñëwee fii 3 jours après ñu doon lañ ko jox Njoor Barka wàcc li ñaan jaar Gàmbul dem fekk Papa Ndiaye Ndéné ne ko Papa Ndiaye Ndéné Babacar bi muy dund maag yow la woon bon bu gaañoo ngaa jël nga di ko jox keneen te ma nekk loolu warul mën a nekk mu ne ko man ba njaak moo xam ne li ma soxla mu ne ko akay soxla na noonu la def mu ñëw ñu muri jox Barka ci Njoor bi loolu mu waral dëkk bi jaati Waly ñëw ci Duudu ñëw ci Amady Kani ñëw ci Sadak jaati Barka Mbodj Barka Mbodj bi mu ko jëlee bi mu demee ba ab biir boo xam ne fi mu nekk nii mu ngi mënatul bi mu gaañoo ñu ko jox ko njaak jël ko 3 mois gaañu ñu jox ko Mbalka bi mu gaañoo ñu jël ko par intérim jox ko Saafara Badiane loolu dafa Badiane leen jot bi ne bi nga xam ne par exemple tey Saafara dem na bu mënatul la xool doomu Barka Mbodj ñu ko wax ci saa ñu ko kat man mi màggat na mënatuma dem mënatuma dikk sa baay moom moo mën dëkk bi léegi yow mi yaay doomam ba léegi xaar ma jox la ko parce que nga téye ko sama baay Issa dal yor dëkk bi de ba 2008 yàlla moom bakkan mu gaañu léegi Saafara ooma li ma sa baay moo ko yor gaañu léegi dëkk bi nañ waa dëkk bi nañ dëkk baa ngi noonu solo depuis 2008 ba 2015 maa ngi yor dëkk bi alhamdulilah rabbil alamin loolu bu weesoo nag boo gisee ma yor dëkk bi c'est-à-dire Issa mi fi nekkoon bi mu yoree dëkk bi ku ñuy wax Abou Ndiaye dal di jóge Angleterre fekk bi magam ku ñuy wax Alassane Ndiaye fii Dakar ñëw di siyaar bi ku ñuy wax seen papa bu ñu doon wax Amady Kani ak Barka bi nga xam ne mag ak nag la woon ñu dëkk leen fi Ngaar ñoo di leen ay siyaare at mu jot siyaare boobu ñu doon def at mu jot diggante Alassane ak Abou Ndiaye ñu koy wax Cheikh Bamba Diop
bon ñu man ak rakk lañ woon ñoo fekk sama baay Ousmane Mbodj ñuy siyaare seen waajur yi ba ñoo ñëpp dëddu mu des sama baay Abu sama baay Abu tànk ya nga xam ne moom la seen mag ak seen waajur ya nga xam ne moom lañ doon dox di ko nemmeeku di ko nampanam ba heure bii sama baay Abu tegu ca benn tool ni bël bu na pusa moo ko Issa Mbodj te boo yàlla dimbale ko mu bugg a wëññeeku ci réew mi Sénégal ni wax dëgg yàlla ci ngaan bi nga xam ne mooy sama dëkk cosaan Amady Kane moo ma jur mais Barka Mbodj moo ma yar pour la foofa lay samp kër ba doon yàllaay tey kóllëre booba ak mbokk booba mooy dox boo fi mu toll nii man mi nga xam ne maay dox teel ko dëkk bi mooy suma wax bi ñuy ànd suba ak ngoon di teel ko dëkk saa yu fi ñibbi bu alhamdulilah rabbil alamin boo fi nekk nii daal la fi waajur yi bàyyoon maag moom ñoo koy dox boo jamonoy tey waaw lii daal moo nekk li nga xam ne moom laa nekk moom laa am loo xam moom laa koy wax ci dëkk bi ci li nga xam ne moom la ci maam bàyyi woon ma jàpp ko bo sant yàlla jërëjëf maa ngi leen di leen di sant di ñaanal dëkk bi itam boo gisee dëkk bu rëy la woon parce que dëkk bu am ñetti téeméeri at ak fanweeri at ak ñett boo léegi développement de xam nga dafa nekk ne par exemple dañoo tolloon ci jamono yoo xam ne nawet bi daf doon gantu bon léegi exode rural bi commencé parce que ñëpp daw ci teew yi pour léegi am lu ñu di ut lu ñu am moo taxoon ku ci gune gu ndaw bu ci nekk boo demee boo xaw a am doole ak kattan ak gis sa waajur ñu ñuy dunde nga xam ne métti na nga daw Dakar wala nga daw Thiès daw ci teeru yi uti loo am daan sa doole uti loo am andi sa waa kër dem nañ ba toll ci jamono joo xam ne nag presque boo ko seetloo ñu ci bëri buñ demee am fa soxna bañ fa amee soxna ñu tënku mënatuñoo delsi jo léegi nag comme mënatuñoo delsi tënku seen waajur yi ñi fi nekkoon nga xam ne waroon ñëw seet leen di siyaar nekkatuñu fi ñu far lonk toog fa moo waral lii loolu la bu weesee itam am na ñoo xam ne tey avec le développement ci nga xam ne moo nekk ci réew mi augmentation yi nga xam population moo nekk ci réew mi te goudron bi mu ngi à 500 mètres du goudron ñu bëri aussi daal di jóge fii dem toxu lu tax parce que dañoo calculer ne fi nekk nii ku ci dem tukki ci réewu taax yi boo ñëwee boo wàccee ca taliba bugg a dox ci asamaan si xiir nga bugg a doxee foofu ci guddi gi ñëw bala nga da nga tooy xepp ñaareel ba aussi ku fa ba jóge digg guddi bugg a ñëw fii à 500 mètres pour ñibbi sa kër muy digg guddi doo fi ñeme yaa ngi dégg bon lu ci bëri loolu moo waral tey ñu ci bëri toxu ca tali bi nga xam ne boo wàccee ci oto bi dugg sa kër bu fekkee mooy daw nga mën a daw dugg sa kër bu fekkee par exemple mu guddi nga mën a wàcc dugg sa kër bu fekkee par exemple tey fi mu ne bagage yi nga yor bëri na attanoo ko su boobaa boo woote sa buntu sa kër ñu ñëw jàpp la nga dugal sa kër loolu war a aussi ñu ci bëri jóge fii dem ci taliba ci goudron bi dem dëkk bi Yeah.